asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi nuyuwaat naa leen gannaaw bi sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur yi tey nag ma toogalaat leen fii si seen Tambambalu show comme niñ ko dee defee saa yu nekk rek influence bi ak sabu bi ñu invite kenn ki nga xamante ni ci réew bi la nekk di fi def lu baax di fi wax lu baax wax naa leen ne Tambambalu show bi ku nekk daf si dee gis boppam ina bi ne businessman celebrity képp koo mënti doon politicien ministre si sa leen ñëw si Tambambalu show bi tey nag Tambambalu show bi ku ma leen indil mooy ministre of agriculture. waaw jërëjëf maa leen nan nuyu di leen sant bu baax si seen Tambambalu show bi pour li ngeen bàyyi seen soxla yëpp ñëw ba suma kër fii ci pipeline pour ñëw bugg a waxtaan ak man si mbiri réew mi te loolu dafa mel ni yéen dama leen am pour gërëm sant leen ci loolu te di ñaan yàlla pour liñ bugg a ci mbëbël ci réew mi ci jàmm pour yàlla def ko ci réew mi ñu ñëpp ñu am jàmm te presse bi nga xam ne yéen a nekk ci presse bi yéen seen rôle dafa important ci réew mi bu baax a baax li te ñu ne kenn du mën a nekk seetu boppam seetu réew mi tey seetu njiit ñi mooy di independent presse mooy yéen ñi nga xam ne yéen ay binda te di wax te di gis ne yéen a ñoo teg ci yow kon nag kontaan naa ci loolu maa ngi leen a sant leen gërëm bu baax a baax. waaw jërëjëf comme ni ñu ko dee defee saa yu nekk képp ku ñu invité dinañ la bëgg nga wax ñu tuuti kanaay di fan la cosaanoo fan nga bokk. waaw yàlla dafa def man maa ngi juddoo Oulindum suma yaay waa Brikama la waaye moom waa Sarayong la moom ak papaam da jëlee Sarayong ñëw toog Brikama so suma ko jógee Banjul am kër Oulindum man Oulindum laa juddoo. Then ñu toxu si Serekunda pour ñu dem school in 1947 so man Kanifing school laa dem primary school dem St. Augustine high school ba pare bi ma bàyyi school ma liggéey coopérative pour juróom benni at nekk coopérative inspector then 1972 ma taw élection pour PPP waaye winuma woon so Commercial Bank bi ñu ko establish 1972 October ñu jël ma foofu liggéey as the public relations officer. Well, because of my background, cooperative account, Commercial Bank sent me to the Art Institute in Ghana for modern development financing for 1 year. Then I like a loan officer from the Commercial Bank. Then 1977, I resigned from the Commercial Bank, now an election, win Serekunda East. Then started out the appointment 1977, Parliamentary Secretary External Affairs. Maneka Parliamentary External Affairs 1977, then 1981. So 1981, we established the new Ministry of Water Resources, Fisheries and Forestry and the Environment. Yàlla def saa daw da jox ma doole bi pour man ma taxawal ministre bu es boobu ma nekk na Minister of Water Resources, Fisheries and the Environment 1981 ba 89. 1989 ci la ma transfer to agriculture ma nekk Minister of Agriculture ba 22 July 1994. Oncle Oje fa laay dugasee rek parce que soo ko seetee PPP ñu xale yoo xamante ne day mujjee juddu ay 1990 xamuñ ci PPP lu bari soo ñu doon wax yéen seen administration naka ngeen ko doon defee si jamono boobu noonu. waaw jamono jooju nag dafa naqari woon te yàlla def na PPP Gambien si xam nañ ko xamuñ ko tey soo gisee ñu ñoo ooyee Gambia ba tey PPP moo tax bi ko bañ waree am independence tubaab yi anglais yi ne Gambia dafa tuuti ba pare dañ nekk nit ñu ñàkk duñ mun a amee suñu bopp soo ñu ne kon Gambia dañ ko war a boole ci Sénégal soo parti yi fi nekkoon seen njiit yi ñu bari d'accord Saa Dawda bañ Saa Dawda ne tubaab yi su dee mun ngeen ñu amee ñetta téeméeri at waxu leen ne dañ tuuti ngeen boole ñu fra ba tey ñun ñuy laaj suñu bopp ni ngeen defoon ba amee ñu ñun tam mun nañoo def noonu amee suñu bopp soo bu jógee fi dem Nigeria président Azikiwe invite ko foofu soo kooku dimbale ñu suñ force manifesto PPP for independence now Nigeria lañ ko jagalee Saa Dawda ñu wax moom am ñoo xam ne sax ñu ngi woon ci biir PPP ñu mere Saa Dawda ci loolu foogoon nañ ne tubaab bi li ñu wax mooy dëgg ku mel ni Sanjali Bojang moo nekkoon national president of the PPP mu bàyyi PPP dem UP di def foogoon na ne li tubaab bi wax loolooy dëgg ci la Saa Dawda ak parti bi toog tànn Fama Rosa Touré def ko national president of the party so noonu lañ demee élection in 1964 65 ñu am independence so 1970 ñu am republican status so yàlla def Saa Dawda ak xareñam ak nguuram ak jubluwaay bu rafet bi ñoo am independence taay boobu tali dañ ko njàlla am taay boobu soo demee ba kan naka foo ñi ci bridge bi foofu
feere fa nekk Brikama ba feere fa nekk sooy dem Basse juróomi fan la laa jël waaye bi ñoo bi coup d'état bi di am mun ngaa jógee fii ndéewoo dem añi Basse reere wa Serekunda yàlla def bala ma rek PPP taxaw ba nga xam ne li ñu waxoon ne ñun ñoo dañ tuuti dañ ñàkk amuñ dara waaye ci kéene bu rafet ak police yu baax ñu toog ba gannaaw gi sous-région bi yëpp fii mooy seen supermarket ku nekk soo bëggee jënd dara lu baax oo lekk Gambie ngaa ñëw kon loolu wane woon na ne PPP ci seen liggéey ak ci seen jëf defoon nañ loo xam ne yeneen dëkk yi mënuñ koo def ba pare World Bank ak IMF ñi gënoon a jafe ci àdduna Gambia rek in West Africa ñi nga xam ne ñoo lakkat angale ñun lañ musa revalue suñ currency di value wuñ ko de ñu ne ñu ngi daan weccee dollar bi $8 léegi def nañ ko $6 ñu ngi daan weccee pound bi $10 léegi def nañ ko $8 ba pare ñu def ko international convertible currency soo demaan Sierra-Leone dëkk boo dem dalasi bi dañ ko faa wecci ni ñoo weccee dollar fii léegi nag su Yaya Jammeh ñëwee ne réew mi doxutoon day war a seetaat suñu bopp foofu laa ñëw encore bu ma jiitu after loolu noonu ñu bëggoon rek xam tamit ndax time boobu noonu comme like right now nii comme loolu Nigerian yeeg Ghanaian yeeg Cubans yeeg involvé woon si système bi judiciaire bi fële ak si health système bi ndax time boobu noonu yooyu amoon na fi gars yi ñu fi woon wala nekk non time boobu ñun amoon nañ ay gars dañ amoon benn accord with Nigeria dañu daan jox waaye dañ ko daan jaarale through the Commonwealth nga xam ne du day nekk Nigeria rek am na sax even Jamaican George su fi ñëwoon Sierra Leoneans ak yooyu waaye because of ça Dawda moom dafa believe on in the rule of law mu sta interfere in the judiciary moo taxoon ñu amoon one of the best judicial system in Gambia moo tax bi ma li ma am mooy su dee ñun dem nañ ba léegi Yaya Jammeh ñëw daaxoon nguur googu amul lu ñu waxut waaye yàlla def yàlla moom mi mun te mun a sowee jaama ñu ne ñun sàcca waaw ñu ne yéen seen nguur boobu dafa bari woon sàcca corruption ak tapale ak népotisme rek seen boppa ngeen ko emale mu ko seen sponsor yeeg yooyu si lu Yaya Jammeh wax moo tax nag ma kontaan mu yóbbu leen si commission right foofu laay ñëw moo tax ba mu waxee loolu yëpp mu setoog ñeneenti commission benn commission bi ñëwee Bamfo commission mbooleem koo xam ne mus ngaa nekk ministre Jawara ak Jawara ci boppam fa la ñu yóbbuwoon te Bamfo commission degree number 11 moo ko establish te degree number 11 dafa ne commission bi dina toog ci public d'accord ñëpp ñu dem déglu liñ faa wax waaye suñ paree tam seen report bi dañ koo def réew mi yëpp yëg ko te gannaaw nag dañu waxoon ne tuumaaloon ne ñun ay sàcckat lañ ay tapalekat lañ kon nag commission boobu ba mu toogee fukki weer ak benn waroon nañoo génnee loo xam ne dina wone ne Yaya Jammeh li ñu doon tuumaal dëgg la di te loi moo tax ba nga xam ne waaye dama laa wax ne pe bés bi ma toogee nii ak yow report yeneen ñetta commission yëpp génnee nañ ko wax ko ci téléphone gannaaw boobu ba tey bi maa wax ak yow nii te commission boobu nag moo waroon a wone ne li Yaya Jammeh tuumaal ñii ne dañoo daan sàcca dañ daan tappale dañ daan jël seen doom yi rek di leen yóbbu ñu won leen ko foofu ñu ñëw wane report bi ne Gambien si liñ doon wax de mu ngi nii Pa Jawara nekkee wu foon dara ak nguuragal mooy sàcc ak tapale ak jubati waaye dama ne ba tey bi ma waxee yéen nii gannaaw Yaya Jammeh ak ñetti nit ñi nekkoon ci AFPRC council bi kenn ba tey gisul report boobu kon nag ma ne ku mus a tuumaal PPP ne dañ daan sàcc dana ma ne la wax leen ko ne OJ ne da ngaa fen génneel evidence ñu gis ne da ngaa fen evidence doon wa gën a war a mag ba njëlijee George Nigeria def ay commissioners ñu ñëw fii investigate ñu fukki weer ak benn ba tey nagu ñëw wax lan lañ def kon nag ku ñu tuumaal kañ da ngaa ne da nga bañ OJ o da nga bañ PPP waaye newuloo ci dëgga newuloo ci yoon te waxuloo dëgg. oncle OJ ba tey rek ñu si PPP nga nekkoon nit ku nga xamante ne waa dex gi dañ la bëggoon trop nga win xaati waa dex gi how do you feel that time ak naka nga winee woon gars yi seen xaat bi ba tollu fu nga toll parce que su ma ko mënee remember suma maam mu ngi amee woon sama xaal nga xam ne black and white la yaa ngi fa def afro ba léegi wàccewul ko si néegam bi moom ba tey fii la soo naka nga winee woon xaati gars yi ak naka nga doon fon naa loolu moom yàlla laa ciy gërëm rek ne xëy na li ma gën a dimbale nag mooy bi ma bàyyee school dugg a coopérative liggéey béykat yi
yàlla def ma liggéey béykat yi ba 1972 ma bàyyi ba ma demee commercial banque tam développement bi ne may bu may liggéey béykat yi so loolu mayoon na ma tamit ak tamit yàlla def dama active woon ci yëfi ndaw yi trop fu ma mus a nekk rek dinaa fa organise football organise fa lu nekk nga xam ne xale yi dinañ am ñu ñoo def foog naa loolu mayoon na ma tamit nga xam ne su ma dara jo yokku waaye dama laa woon rek ne xëy na tamit su ma bugga te béykat yi xam lan mooy suma jubluwaay ci mbéy mi ak ci béykat yi du ko ñun ñëpp xam nañ ne béykat yi day sonn soo li ñu war a def mooy takka suñu digga génnee leen ci coono boobu soo man loolu nekkoon suma mbébé soo moo tax place bu ñu ma mun a jox damaa bëgg a takka suma digga pour gis ne béykat yooyu fiñ ñun liñ am ñu itam nañ ko am foog naa loolu taxoon ba suma daraja suma bugga yi ma nit ñi buggee na moo tax sa maas yi li nga wax sa parents yi xaj na ci loolu lañ ma xamoon te xam nga fii nit ñi duñ bugg a nit ci àllum neen xaj na am na loo xam ne def naa ko loo xam ne neex na leen te maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah mbokk yi ba léegi rek di leen wax ne yéen a ngi seetaan seen Tambambalu Show ci Gambian Talents Promotion seen xarit Gaye Njoro di leen ko defal every Wednesday ak Saturday leen a sant si toppa bu ngeen di toppa ba léegi rek ñu ngi kër OJ fii nii am ñëw rek pour waxtaan ak moom indi ay leeral indi ay waxtaan foog naa liñ fi jot a waxtaan lu ndaw ñu ngi leeral te dinañ gën a xuus jàll si waxtaan bi oncle OJ barki bi ba si sa conférence bi yaa ngi doon wax ne 22 years ñu ngi laa tëj 22 times ñu ngi laa tëj si biir 22 yooyu lan nga ci def ba Yaya Jammeh war laa nekk di la téye di la bàyyi. xam nga damaa toogoon ma ne nit amul dara lu mooy orma te kuy fàtte démb rek doo nit te suma yaay nag dafa am lu ma daan wax ne poli ñu ne ci li yàlla di maye ci suuf yépp bi ci gën a am fayda bi ci gën a rëy mooy nguur ma jàpp nag ne waa Serekunda suñ toogee tànn ma fukki at ak juróom-ñaar def ma député am nañ ay doom yoo xam ne uppuma leen jàng uppuma leen gannaaw gënuma leen juddu ñu fàtte seen doom yi fàtte seen jarbaat yi fàtte seen rakk yi tànn OJ léegi ñooñu duñ nekk ci coono nag man ma bàyyi leen fi dem man am naa liggéey FAO am naa liggéey UN dama ko fa bàyyi ñib si dig te dama fii leen war naa fay ñoo ñu njukkal ba man bañ nekkee ci ci taranga dëkk bi neex man lañ jiital kon nag su dexa bi naxaree ñoo ñu nekkee ci coono man lañ war a gisaat ma jiitu leen di leen waxal looloo nekkoon suma diggante ak Yaya Jammeh dama daan wax te kenn mënu ma noppiloo dama wax dama def benn mooy ñoom bi ñu defee déclaration ne dañoo toog ñaari at ma wax leen ne man ànduma ci te ànduma ci ba ci démba di te ñoom day warut a toog sax sa kambe di wax ñaari at kon nag ma ne ñoom illegal government lañ ñu jàpp ma tëj ma waaye fekk tamit soo demee to the point newspaper ci seen archive si Yaya Jammeh bañ ñu doon ñun ministère yëpp biñ coup d'état yóbbu ñu NIA ba mu fa ñëwee seet suñu li ma ko wax kenn waxu ko dama ko ne Yaya Jammeh mu ne ma ne ko xam nga ne li nga def du yoon du dëgg te nag Gambia jàmm lañ ko xamee woon Afrique yëpp boo fi ëpp a jàmm moo tax Human and People Rights Commission bi ñu samp ko fi léegi nag yow soo ñëwee génnee fi jàmm jooju duñ la mus a baalal soldat yi ba ngi taxawee seen fitel mu wax ko li ma neex taay boobu kii naka la booy bi fàttali moo ko doon binda mu dem Amérique te amoon benn newspaper moo ko daan binda kooku ngi alive suñ ko laajee mu de ba pare looloo tax man time bu nekk dama daan def interview independent newspaper dama defa ñoom interview foo naa ñaari fan ci la leen tëj lakkale waaw Taranga FM dama def interview ci élection ñu arrêté leen tëj leen radio FM 1 Christine Singh dama defa moom interview ñaari fan ñu jëli ko déedéet léegi Yaya Jammeh nekkaatu fi léegi jàmmaa fi ne lu neex nit wax lu neex nit def gannaaw na nekk ci yoon rek na nekk ci yoon waaye dafa des waaye moom laa la dafa rong loolu nag man moom laa ñun ñëpp wax nañ ne loolu dóorante yeeg reyante warut a amati waaye damaa ñaan nit ñi tam ne ñu ànd ak sago ànd ak xel ànd ak dal ñun ñëpp de war a xam ne nit la ñu joxante respect bu doy tuumaalante bi na jeex
xasante bi na jeex ñàkk a buggante bi na jeex man dama foog ne ba Yaya Jammeh demee rek ñun ñëpp dañ war a jàng ci ñaar fukki at ak ñaar yooyu nga xam ne coono rey takka daxa dóor jeex na waxante lu bon jeex na tànn ci kii joolaa la kii pël la kii olof la kii soose la jeex na kii sëriñ la kuy gurmet la jeex na man nag foofu laa ko wéer dama ne koo xam ne yaa ngay ñëw pour support OJ nga ne danga ko support ne pël laa baalal naa la bu ma sànni kat di ko newloo ci dëkk yàlla suy tànn duy tànn di xeet jikko laa tax muy tànn moo tax man bokkuma ci tribalisme ñëpp xam nañ ne man su maay pël Fuuta la su ma patt couleur la ñëpp jàllo dégg naa pël waaye soo gisee may lakka olof bugguma bokka ci tribe bugguma bokka ci xeet dama ne réew mi nañ leen fàtte xeet fàtte diine gis réew mi joxal réew mi bokk ak kéene bokk ak xalaat bu rafet pour gis ne réew mi dem na kanam pour ëllëg su njaboot gi mën a njëriñ. waaw loolu am na solo loolu parce que réew mi soo fa nekkee da nga war a seet luy doxal réew mi comme ni mu ko dee waxee rek bala ngaa laajte suma réew lan la la defal yow loo defal sa réew boobu am na solo lool lool ba pare démocratie dafa ànd ak responsibility ñu bàyyi suñ xel rek te delloo xel si yàlla te xam ne Gambia ñun ñëpp a ko moom yàqute su amee rek ñun ñëpp a koo fiil te xàcc boo xàcc rek sa morom nga laal kon nag ñu bàyyi suñ xel man fokk OJ ba tey rek ñu dugg ci coalition bi suñ jeexalee PPP xam naa ne PPP bi dañ koo gàttal rek parce que amuloo time ñu la war a xaar ñu ngi bari soo ñu dugg si coalition bi am nga wax ñu gis ci coalition bi fan la coalition bi commencé ñan ñoo foom coalition bi ñaar kan moo njëkk a contact sa morom. waaw coalition bi nag dafa important trop dafa baax bi ko man ku dee déggal kilifa la Saa Dawda Kairaba Jawara ki nga xam ne moo doon jiiti PPP nekk first president and first prime minister and first premier of the Gambia ba ma resigné suma liggéey bi East Timor di ñib si in 2000 dama jaar ci moom London ne ko saa maa ngaa ñibbi mu ne ma lu xew ma ne ko damaa dem bokka ci politique bi te su ma deful loolu dafa mel ni kon dama orwa Serekunda mu ne ma OJ yow da nga dëgër boppa waaye nag soo demee waxal ma Sirif Diba ak Assane Moussa Camara ne ak opposition des fa nekk ne suñ nekkul benn saasaay bii duñ ko fi mën a génne te ba ma ñëwee loolu laa def yàlla def ma toog man ak Assane Moussa Camara ak Sirif Diba ñuy meeting ci benn hôtel benn restaurant bu nekk fii restaurant yi Mr kii naka ci Johnson yi Fadiara bi soo koo fee dañ fa daa meeting secretly di pétition pour degree 89 degree bi nga xam ne moo baanoon political parties pour ñu génnee ko bañ génnee ko ñu form parties man ca laa door di advocate because Saa Dawda daf ma ne takkal sa digga nga gis ne opposition party yi nekk nañ benn moo tax 2001 benn nawet ba 2016 fu ma toog radio bu ma wax newspaper bu ma wax dama ne opposition bi nañ nekk benn ku ma déglu nag balaa élection yi last 2016 dama ne su dee Yaya Jammeh win na buñ ko congratulate ñu ne ma OJ lu tax ma ne nañ congratulate UDP PPP NRP doy because xam nañ naka lañ ko war a génnee te ñun ñoo ko bañ a def ñaar fukki at ak ñaar suñ nekkee benn dañ ko génne soo ñu door di waxtaan yàlla def bañ doogee di waxtaan ñu door di meeting yàlla def ci barke ñu nekk benn form coalition bi gis nañ ne lañ bëggoon am nañ ko kon Saa Dawda la waxoon am na. bi ngeen dajee dañ leen laajoon ku nekk 70 delegates ak yooyu noonu. waaw man dama tànn suma 70 delegates from throughout the Gambia bi ko PPP la ba pare ma woon leen ne ñu def meeting fii suma kër. ma woon leen ne dañ leen sànnil Adama Barrow. den am na yeneen parti yoo xam ne sax man maa toog waxtaan ak ñoom ne leen sànnil di kan Barrow as a candidate. bi ko fiiroo naa ne that would have been made the coalition pour mu more convenient pour all of us. te regretté ma ko. Barrow as a candidate bi ñu ko decide. non parti bu nekk. xam nga bi ko déwéyaa ñeneenti candidate ñoo amoon. Adama Barrow Halifa Sallah Amat Bah ak docteur Bojang. Adama Ba ba pare dañ d'accord ne koo xam ne gagné nga da ngaa resign from your party. taw independent because it's a coalition government. ba pare that coalition government all the 7 parties yi nga xam ne ñoo ko form and the independence ñooy bokka ci government boobu run that government. ñu d'accord say moo tax ba Adama Barrow winee lim njëkkaa def mooy resign from UDP.
he is no longer a member of any party. He's a UDP candidate la independent candidate la te réew mi yépp ko fi tek te am na ñu bari ñoo xam ne sànnil ko carte surtout ci ndaw yi bokkuñ ci parti réew mi lañ gisoon bugg a jàmmi réew mi bugg a wécceeku bu rafet ci réew mi bugg a jéem jëm kanam moo tax ñun ñëpp ñu sànnil ko kon nag ba tey Adama Barrow ba tey independent candidate for president dafa win pour li ka because of independent candidate su taxawoon ci benn parti du win. solo la li nga wax am na solo lool ba léegi rek nit yaa ngi laajte ndax coalition baa ngi am wala amul ndax cabinet bi moo nekk am wala lan ak naka ngeen di witee si cabinet bi yooyu ak naka lañ fa leen demee parce que léegi dafa mel ni si cabinet bi ngeen dajee den coalition yi. waaw daal really man kontaan naa ci li Adama Barrow nekk président ba tey because tey coalition bi ko fa teg te ñun ñëpp koo xam ne appoint na la tey daf la appoint ba te mu ngi ko sukkandekoo ci d'accord biñ d'accord ci coalition bi ne su taxawalee nguuram ñi nekk ci coalition bi laa ici ci nguuram bi kon nag loolu maa ngi ko cee gërëm maa ngi ko cee sant dinaa ñaawlu nag li nga xam ne ñun ñëpp parti bu nekk demal na boppam di te baala ma rek baala ma di te xam nañ ne ba ñoo wax ñetti at ñun ñëpp xamoon ne ci président élection xëj na ci parlementaire élection bi ci la xëj council élection bi ci la xëj te dañ ne woon dafa nekk a coalition government government boo xam ne dafa taxaw pour reforms of the civil service jagalaat civil service bu gën a baax because time PPP Afrique yëpp civil service yi Gambia moo gënoon World Bank dañ fi daan yónnee ay nit pour ñuy study fi ñu ne ñu reform security service bi the army and the police ñu ne ñu reform economy bi ñu ne ñu reform the constitution Yaya Jammeh yàq na constitution bi nekk na amee na ko bi nga xam ne constitution bi nga xam ne moom la nit ñi voté woon 1997 am bi fi nekk tey dafa ute looloo waroon nekk the agenda of the coalition government moo tax these reforms dañ ci war a delluwaat gis ne yàlla def na léegi ñu ngi def security service reforms waaye day war a def yeneen reform waaye ci process bi parliamentary election bi di jot si mu am parti yoo xam ne ñoom ñu ne duñ taxaw coalition oncle Ojo ñu bari sax looloo tax génnuñ buñ defee seen soobee bi parce que ñoom loolu la tamit di wër around di laajte lu tamit di génnuñ pour sànni karta ñu ne comme yéen ñu taxaw daal taxaw leen coalition ku nekk sa parti la moo xeexal ku nekk sa boppa la moo xeexal si kaw loolu sax yaa ngi doon def benn interview yaa ngi wax ne Lawyer Darboe su fekkoon ne mu ngi si biti kononte coalition bu du am wax nga loolu si sa biir interview. loolu dama ko waxoon ci rallye Latrikunda du ko dama mer ndigte dama ne man de man tey suñ ma waxoon ne jaami Gambie ak jëm kanami Gambie mu ngi ci pour ma tas PPP ma tas ndigte PPP ak parti yëpp ak ñun njiit yëpp Gambie moo ñu gën a important lu mu yàgga dañoo dee bàyyi fi Gambie suñ parti yi dañ dee bàyyi fi Gambie moo tax fu ma taxaw ma ne ana Père Ndiaye kana ko ëppoon daraja fii dee na bu yàgg jaxum ba kana ko ëppoon daraja ana JC Faye ana Sirif Diba ana Sirif Cissé ana Amankaañ ana ñooñu ñëpp Oje dina dem Ousseynou dina dem Adama da dee ñun ñëpp dinañ dee bàyyi fi Gambie kon nag man dama jàppane su ma liggéey pour li ma bàyyee suma njaboot suma ay doom ak suma ay sët loolu laa war a tiitaroo waaye dul man li ma am ku toog nag ba gis parti mu gën a la sa réew ëppul foofu ku toog ba gis nit mu gën a la sa réew ëppul foofu ak jëm a dem kanam a dellu gannaaw man loolu lay wax may leen man Gambia tax ma jóg su doon pour xaalis ut place ma toog UN ñu ma doon fay $2,000 weer loolu laa day ñibbee su ma fayee li ma war a fay yëpp ñu ko ma toog fa loolu ëppale ñoo fay président waaye dama ne réew mi ma gënal dama fi am ay njaboot te dama bëgg ñu ñibb si fii gis ne ku nekk kontaan na ne yëg boppam ne su ma réew de damaa tiitaru pour wax ne man Gambia la loolu tama toog fi kon si parliamentary election bi xanaa discours leen ko ñëpp dañ foog ne da ngeen a taxawal comme seen national assembly members yi coalition waaye dañ toog rek gis ku nekk ngay fàttal. waaw ca waxtaan la tasaaroo dañ doon waxtaan waaye mënuñoo d'accord ci kàddu soo ku nekk parti bi dem taxaw fekk ñun PPP nag parewuñu woon because ñun all the way ñun PPP liñ d'accord rek mooy ne gannaaw d'accord nañ ñetti at
ci biir ñetti at boobu parti bu nekk nag fàtte boppam gis réew mi ñu gis ne torox tàng bi ñu fi nekkoon ak yàqu bi fi Yaya Jammeh def ci ñetti at yooyu ne leen ko jagal réglé ko defal fondement boo xam ne nguur guy ñëwati di nga am ci loo taxawal. gannaaw bi nga waxee loolu sa ràlli boobu bi nga waxee loolu Lawyer Darboe am ñu bari ñaañoon nañ la si bu wax ne énew loolu Lawyer Darboe jaama wala danga si fii wala danga si lan nga am pour tontu. non non man ku ma gën a ngeen énee Lawyer Darboe jaama amul waaye dama ne réew mi nag moo ma gënal nit réew mi fu ma gënalee suma bopp parce que ne Lawyer Darboe maa moom ñoo toog benn classe juróom-benni at 1961 to 1966 from 5 to 5 Senegal High School mu jógee fa aawom bi suma jarbaat la suma mag bu jigéen a ko jóg ki jur maami jabaram ak ki jur suma papa ñoo bokka ndey ak baay kooku du ma ko war a bay waaye dama nag su ñëwee ci réew ak dëgg aw ma ci maslaa boobu yàlla ma bindee ko di te yàllaa moom dëgg waratu am xeet waratu am xarit waratu am sant waratu am kenn yàlla ko te man su ma war a ay ñëpp xam ne Saa Dawda gannaaw suma paak suma yaay amul ku ma gën a respect pour moom waaye man sa konko ba mu waxee ne dafa bàyyi bañ a bàyyi maa ko wax ne ma ne sa pa dee na juróom-benni at juróom-benn fukki at te këram tasu kon yow ku la wax ne soo fi jógee Gambia tas waxu la dëgg te time boobu maa ngi am foti som ci yees su ma mënee wax Saa Dawda dëgg c'est que keneen man réew mi laa gis yàlla laa gëm because tey man ci li ma nekk nii xam naa ne am na ku ko contrôle man suma kër papa maay juróom-ñaari doom suma néegi yaay maay ñeneent li ma am nii suma mag yi elloo nañ ko suma rakk yi elloo nañ ko waaye yàlla moo ko contrôle kon dama ci sant yàlla kon nag ci sant yàlla boobu nag su ma ci doxalul dëgga kon weddi naa yàlla mu nekk lu am solo mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek yéen a ngi seetaan seen Tambambalu show ba tey ak Uncle OJ gis ngeen ko comme ni mu leen ko di waxee saa yi nekk rek réew mi ñun ñëpp a ko bokka te soo gisee ñu form coalition bi nii dañ bëggoon changes dañ bëggoon réew mi dem si kanam dañ bëggoon séntu suñu bopp ak feneen waaye du ay xeex ak niiroo ngaaroo parce que réew mi ñun ñëpp a ko bokka soo ñu taraay ñu liggéey bàyyi wax bu bari bi suñu réew bi dem si kanam Uncle OJ ba léegi rek ñu ci waxtaan bi ñu doon wax affaire coalition bi right now lu mu bëgg a laajte nag coalition la ñu am dëgga parce que am na benn temps toog nañ ñu dégg ne yow bokkuloo si coalition bi ak ñoom Halifa Sallah bokkuñ si coalition non xam nga loolu wax ju ñaaw rek la moo tax man yooyu ma leen dee tontu dama ne su dee Adama Barrow coalition bee ko taxaw bu nekk président dina fal ministre ku nekk ci coalition xam nga loolu common sense te ba tey maa ngi nekk ministre am na ñoo xam ne sax nekkuñ ministre sax ñu ci coalition bi Halifa Sallah ba tey mooy part of the coalition te ba tey mosu ñoo toog ne tas nañ di executive committee of the coalition te executive committee of the coalition the chairperson mooy Mrs Fatoumata Jallow Tambajang vice président bi ak Dembo Bojang mooy di co-chair the secretary general of the coalition is Halifa Sallah te mosu ñoo toog ba tey musa toog ne tas nañ comité boobu kon dafa mel ni coalition comité boobu ba tey moo fa nekk su fa nekkee ci turit fekk deful liggéey bi moo fa nekk waaye jotewuñ tous ñun ñëpp a bokka woon jubluwaay bokka kéenee dama ne nag kéenee boobu nag ci Gambia moom lañ war a continuer te fàtte suñ boppa fàtte mbiri parti bañ jeexal transition government yi Adama Barrow den parti leader bu bugg a taxaw parti bu bugg a taxaw nga taxaw fekk boobu gis nañ ne li ñu war a liggéeyal doomi Gambia yi liggéey nañ ko ci coono bi ñu jógee ba nga xam ne am nañ fondement boo xam ne léegi guur gu war a toog di nga am ci loo liggéey am ci loo taxaw. last year coow bi bari woon na fi lool sa benn député permanent secretary ak ñu ne doo liggéey ak moom la nga war a loolu. déedéet du député permanent secretary de. fan la woon. dañ ma bëggoon a indil permanent secretary boo xam ne ministre Yaya Jammeh la woon minister of agriculture. ma ne nag gannaaw ñun dañ jël nguur gi ees te area bi Yaya Jammeh gën a yàq mooy civil service area bi Yaya Jammeh gën a yàq mooy agriculture ma ne Ousmane Jammeh bi ñu ma bëgg a indil nekkoon agriculture permanent secretary Yaya Jammeh def ko ministre mënumaa understand lu tax léegi ñu bëgg ko jëlee ci biti mu ngeen liggéey ak Concern Universal as a project manager
ñu bëgg a ko ici permanent sector agriculture ceeka ci biir agriculture suma permanent sector bi fa nekkoon ñu ne dafa retire duñ ko jox contract ki ko deeka ki nekk député muy Assane Diallo Ousmane Jammeh bii ñu bëgg a indi liggéey na ci ron kooku fekk kooku am na masters am BSc Ousmane Jammeh liggéey ci ko ron kooku ñetti at door a dem university but because ba mu nekkee university ki gënoon a ci ñi te gënoon a takkan diggaam ci yëfi youth activité Yaya Jammeh ci la bokkat Yaya Jammeh yi nga xam ne xalaatatut civil service mi ne dafa am procédure dafa am système mu tas yëpp lu ko neex def jël ko rek teg ko ci kaw nit ñi ndax ñu dañ bëgg loolu continuer ndax Ousmane Jammeh gën a am Assane Diallo right Assane Diallo mi nga xam ne mu ngi ci système bi am na ñu doon wax nag ne suma raka la ma ne suma bokka na moom ndeyaa bàyyi te ma xam ne moo nekk ci dëgga keneen nekk ci fen dinaa fara moom su straight forward du ma ne ku straight forward du liggéeyal Yaya Jammeh ku straight forward du liggéeyal Jammeh nga xam ne Yaya Jammeh reykati nit la sàccakat la kan ku straight forward moo liggéeyal Yaya Jammeh ku la wax ne liggéeyal Jammeh téléphone invite ko man maa moom ñu dibbee dafaa fen he is as crooked as Yaya Jammeh all of it man dinaa liggéeyal sàccakat reykati nit ba pare ma ne bokku ma te mun ngaa resign mun ngaa bàyyi what's the problème man Yaya Jammeh ëffan na ma lu nekk amul ku mu yónni ma ma ne du ma liggéeyal soldat dama ne ba soldat yi kuyee Kwame Nkrumah ñun ñooy Nkrumah yi si booy si Gambia fii laa ne du ma liggéeyal nguuri soldat man Yaya Jammeh ni meloon ci man ñëpp xam nañ ko siis bii soo duggee di toog su doon am tur Yaya Jammeh laa tudd ba papaam dee ci man la ñu maa ko jox moto jox ko xaalis jox ko nit ñu àndaa papaam ñu jël derbali fii yóbbu ko maa yëpp suuli ko soxlaam yëpp ci ma la daan yow waaye loolu du tax ba ma bugg a place ba tas suma réew because yow doo fekk nguur goo xam ne nit ñee ko fa teg in a free fair and transparent manner nga jël fetel nangu ko ba pare man mi nga nangu suma nguur ma dellu su liggéey la kon nag dëgga su la saxaj réer rek ne ko óojee fa la bon em man naka laay nekkee ci nguur guñ omatoo bàyyi di ami boobu ooyaat ma ne naa liggéey nguur googu te fekk mu ñoo saag rampant corruption ba pare nga ñëw toon ma ñëwaat liggéeyal kon corruption buñ doon oote dëgg tànk mere ma bay mu mere ma des na ci moom seetloo dem na bàyyi looloo doon waral mu laa jàpp waaw yàlla dégga am na nag waaye dama leen daan wax nit ñu bari dañ daan ñëw fii OJ génnal dëkk bi OJ sa doom yaa ngi Europe ku nekk am ne ma ne leen man suma taaw ki ma njëkkaa gis tuddee ko suma yaay ñëpp xam ne suma diggante suma yaay man juróom-ñeneenti àll am de ndax man yàlla dafa rek doon ma war ma fee ba diskaay ma ne dew ma fekk fii laay toog suba rek ma drive suma dem toog suma kër yaay am na bés sax maa ngi toog suma kër yaay tooga moom nii teg suma loxo bi ci loxo bi laa ko dee teg du ko man maa gënoon a jege suma ay doomam yëpp man maa gënoon a jege suma ay doomam yëpp maa ngi teg suma loxo nii ci dama mare na ànd seen ñaari état yi ak ay police ñoo arrêté ma su ma kanam yaay kenn ma foofu su ma ngi toog waaye ba tey when I came out ay continue yàlla tere man ku ma xamul mooy laajte gi foofu waaye man yi ma xam bu baax xam ne doomu réew bu baax mën naa def mbokk yi waxtaan baa ngi neex ba mu ma wax APS International Limited te ñu ne nag surtout mbir bu neexee rek ndey naa si sa mbagee bu gisee ñu mën a toog fii di wax rek APS International Limited ñoo di dooleel sponsor programme bi lépp loo leen bëgg a yónnee rek ci wàllu yónnee xaalis yéen ñu nekk Europe ak foo mun ci nekk rek wax naa la ne yónnee ko foofu noonu sa gars yi dinañ ko jox dafa dem ñu ne la amuñ network wala network bi dafa dem wala amuñ xaalis wala courant dafa dem loolu yëpp amul APS International Limited ak te gars yi comme ñi nga xamante ne yéen a nekk di def bi bëgg a yónnee seen gars yi xaalis ak ay dund dinañ ko jënd ba pare gars yi yóbbu leen ko ba si dex bi ba fu nekk ci du la cost dara kon nag seetu leen APS International Limited ñu gën koo xamee ni approve service ba léegi rek yéen a ngeen seetaan seen Tambambalu show ak Gaye Njoro rek ak OJ Jallow gis ngeen ko tey nag suma maam laa teg waxtaan baa ngi torop suma maam nag moo tax maa ngi ko tooñ bi ba léegi rek am bëgg laa laaj ndax si kii da ngaa resign waaw c'est nga man place taxutoon ma bokk coalition bugg a réew mi bugg a suma njaboot
te su ma ne suma njaboot mooy koo xam ne suma doom la bokka naa koo xam ne suma sët la bokka naa bi ko réew mi dañu ko dénkoon nit ñi ñu ko dénkoon kon ñooñu man ñi ko dénkoon for 29 years ñëpp suñu njaboot la léegi su dee ñun jóg nañ toog ay kilifa d'accord ci ñetti at wër réew mi yëpp yàlla def nag man ba ñoo wër réew mi dama bokka ci ñi ànd ak Adama Barrow yàlla def time boobu Ousseynou Dabo ñu ngi ko téye Amat Bah nekku fi Gomes nekku fi Mai Fatty nekku fi man ak Khalifa Sall ak docteur Aïssatou Touré ñoo ànd ak Adama Barrow wër réew mi yëpp kaatoom be koy na campagne na te fuñ taxaw ñetti at la ñoo wax yàlla nag suy may kilifa muy kilifa diine muy kilifa aada may la am-am may la doole may la xam-xam kàddu la la si gis nañ ne yàlla yónent yi mu fal yëpp ay baadoole lañ wax waaye joxu leen xaalis kàddu la leen jox kàddu boobu lañ toppa ba tey man ma nekk sëriñ yéen ngeen nekk sëriñ kon nag dama ne gannaaw man bokkoon naa ci ñi wóoru Gambia ne ñetti at te ba tey bañ toogee ba tey musuñoo toog as coalition pour waxtaani yëfi ñetti at bañ waxoon ndax dañ bu ko wécci kon nag dafa mel ni man ci loolu laa war a tiim bi ko dama fil ne suñ ko waree wécci sax kenn amul right bi pour wécci ko te tooguñ waxtaan li te ñun ñëpp a ci toogoon waxtaan kon nag man dama ne suñ ñetti at bi passé am na njunne Gambien ñu fi toog mun na ñëw ci suma place ñu jox leen suma place bi man ma toppa ci yàlla li yàlla defoon barke bi ko ñetti at dañ doon wax ak yàlla contrat boobu lay ama doomi Gambien ñetti at boobu lay téye man xaw ma keneen waaye man Oje laa ba ne nguur lu mu neex neex nag sa diggante yàlla moo gën a neex man suma diggante yàlla na seet waaw léegi constitution bi 5 years la wax léegi boobu naka ngeen ko dama ne nañ toog indi buuxaaba yi nga xam ne loi man wax naa looya yoo xam ne wax nañ ne mun nañoo change constitution bi dama ne leen toog waxtaan ko lu tax boog ba tey tooguñ ba tey mosu ñoo toog waxtaan that's right moo tax man nag gannaaw tooguñ te man dama nekk ak kilifa ba nit ay nit sama jiite ma joxe suma kàddu wër réew mi yëpp di téye microphone fuñ dem di meeting balaa Adama Barrow di wax may wax ba pare jox ko moom mu wax kaatoom bi koy na te ñetti at la ñoo wax su ma waxee ñetti at Khalifa wax ñetti at docteur Aïssatou Touré wax ñetti at Adama Barrow wax ñetti at tey lu tax bay xamee ne dañ ci bëgg a def leneen lu tax oote wuñ meeting executive bi coalition bi ñu toog waxtaan ko ñun yëpp ñu xam ndax dañ ci war a yokka ndax dañ ko war a wàññi ak lan la constitution bi wax ak naka la ñoo def pour gis ne constitution bi mun nañ koo wécci. right now ñu bëree ngay wax ne comme seen government bi da ngeen féeg ñu bëree ngay wax ne ñun government rek lañ wax waaye système bi ceeñagul ba pare change of président rek lañ am waaye régime bi ba tey benn la ndax loolu am na yow looy tontu ci loolu parce que yaa ngi ci biir government bi yaa ngi bokk si gars yi. non man dafa des ni ko nit ñi gisee rek man de man suma ministre yi man maa ko waroon xam nga beneen ministre rek waaye suma ministre daal ñu approche dañoo def ñu lifin moo tax maa ngi gis pour gis ne agriculture delluwaat na fa mu nekkoon ci force république nit ñi moom seen bopp am seen bopp di te ren rek gis nañ wécceeku bi ñeneenti at ci gannaaw musu ñoo mun a jënda 400 ñeneen téeméeri tonnes gerte ci décembre ñeneen téeméeri waaye ren ba ma trayé ba jiw yi door teel a egsi fertiliser yi naka tos bi teel a egsi ren ji yi si décembre rek 4,328 tonnes lañ jënda ñeneenti junni tonnes ak dara loo xam ne duñ ko daa mun a jënda ci juróomi at ci gannaaw ci juróom-benni bet dama bugg a nag li fi nekkoon force république nga xam ne dañ dee jënda 200,000 tonnes ñaar téeméeri junni tonnes yi gerte loolu laa bëgg mu dellu si wax te man dama ma fa nekkee gerte maalo demoon nañ bi nga xam ne téeméer bu nekk ñun ñoo daan béyal suñ boppa ñeneen fukk ak ñaar tey dañ fekk Yaaya Jammeh téeméer bu nekk fukk ak juróom bi ma fa nekkee horticulture yëfi gaat yi nii de alxames bu nekk Ranville Farms jigéen yi nekk comme bu yëpp dañoo dem jaay seen li fi nii foofu Ranville Farms alxames bu nekk juróom ñeneen fukki tonnes yi horticulture produit na koy bu Angleterre Yaaya Jammeh yàq na yooyu so loolu laa bëgg a ekkatiwaat ci loolu lañ nekk nit ñi day war a xam nag ne liggéey te yàqu-yàqu ñaar fukki at ak ñaar
mënuñ koo liggéey ci at ku foog loolu tam da ngaa nax sa bopp. man dama mel ni doomi béykat te fekk ndeysaan Serekunda la man maa béykat yi jàmm rek moo nekk suma diggante ñoom ñaari nit ñi nga fekk fii ñu toog béykat lañ te suma wax rek lañ kële gi jógee ñoom yi kële nga jógee ba Komod Nara waaye maa ñoom jàmm rek bi ko man ñoom laay liggéey man dama ne tey soo gisee ma am moto di toog ci air condition office di def yi maa def di tukki yàlla béykat yi bi ko ñoom laa war a liggéey kon nag moo tax man wóor naa réew mi yëpp ne leen baadoo la musuma dégg fu baadoo la di dimbalee buur yaa jami fii si loolu jeex na ma leen Adama Barrow su amee tool oo leen fa ne leen ko OJ wax ne ñoo bañ OJ su amee tool oo leen bañ leen ñun da ngeen ñu jël liggéey di ñu fay yi nga seen naamo yi la ñoo fay kon ñun day war a liggéey pour gis ne yokka nañ seen koom-koom yombal nañ seen dunda gis jox nañ leen jàmm waaye baadoo la du dimbale buur moo war a dimbale baadoo la yooyu is finish jeex na du amati. sa ministre bi naka la nekk di woogee xaalis naan yeneen ministre yi pour Gambie bi. waaw xam nga foo ñu am dis correlationship moo tax sa team moo tax ñu am cabinet nga xam ne major décision bu ñu war a jël foo ñu dem cabinet agri ñu door ko implement because xaalis bii ñëw ministre of finance laa jaar am nañ link ak ministre of trade because foog li ñoo béy dañ ko dee jaay am na ministre of external affairs because ñun suñ diggante yeneen réew yi foo ñu jaarale ko ministre of external affairs moom kay ministre yëpp dañ bokka ba pare local government béykat yi laan bi ñoo use ministre of local government so di government dafa nekk team te dama ne team bi yëpp ñoo ko bokk moo tax ma ne leen fàtte suñu bopp gis réew mi di te team boobu réew mi la war a liggéey te team bi suñ féelee ñun ñëpp a féel duñ bëleen kenn suñ gañee nag ba am ndam ñëpp a am ndam moo tax ñun ñëpp tey suñ jubluwaay suñ kéenee suñ takku suñ yëpp dafa war a nekk pour ñu gis Gambie gi rek li ñu wax ne wécceeku lañ bëggoon wécceeku béegoon nit ku nekk ci Gambie dafa war a gis wécceeku bi fiil ko ci yaramam ne wécceeku am na mooy gis ne yombal nañ seen dund. Uncle OJ nag balaa ñoo dem si lu indi coow li waaw balaa ñoo dem si loolu du ma fi ñëw te waxtaanuñ si Faraba incident bi nga wax si tuuti parce que si government bi nga bokka te lii ñëpp a ko naxaru right now nii xool yëpp a ngee naka la ñëpp a ngee jooy fu nekk nii ku nekk ngee moon because youth si ñoo gaañu soo seetee ñaari xale yu njëkk a gaañu kenn ki 18 years ka am kenn ki am 17 years te kenn ki moo nekk benn doom si papaam te loolu dafa métti dóor nañ fa ay kilifa yi nga xamante ne nii la ma gis ne right now nii Gambia bi soo ko seetee affaire yi land issue bi nii dafa commencé di indi problème si Gambia bi parce que da ngaa gis alkaali yi dañoo jël benn land jaay ko ñetti nit wala ñu jël benn land jël benn interest yi benn nit against whole community mu nekk li nga xamante ne ñeneen ñi soo leen déggee nuñ dee waxee because week before last National Assembly members yi demoon nañ fa ànd ak environmental agency yi call nañ Jula Kay sax di ko wax ne pour mu stopagum dañ def investigation yeeg yooyu ba pare moom mu ne du stop dafa liggéey li moo liggéey loolu yeneen ñu bari ñu ne loolu soo gisee ñooñu di am power ak loolu dañ government bi moo nekk si gars yi seen gannaaw ñoo leen dooleel moo tax ñu mun a am power boobu ba pare foofu soo fa demee yaa ngay gis ne dañ ko bañoon ba parents yi sax dañ leen fa tabaxal benn néeg bi nga xamante ne foofu lañ nekk di gaat laan boobu noonu soo yow loolu seen government bi naka ngeen si nekk di def ak affaire land issue yi nii bari bi bu ko dee te affaire land issue bi mu ngi indi problème gis nañ fi bu taaneene bi kooku dem jënd bàmmeel te ñooñu ñu ne balaa jawara government bi sax ñooñu ñu ngi suul foofu noonu te mu taxaw fi jigéen naan dafa am ay kayitam yow loolu seen government bi lan ngeen si nekk di def ak right now nii. li ma njëkk a wax rek mooy ñuy baalu Gambien si yëpp because li xew Faraba Banta dafa ruslu dafa nekk loo xam ne tam daw na yaram man musuma bugga li fi rey nit te dama foog ne ñun suñ time tam dinañ make sure ne loolu du fi xew waaye gannaaw lii xew na te am na ay man agriculture laa nekk waaye am na yeneen fànn yoo xam ne ay ministres yoo fa nekk te dégg naa président bi li mu wax ne nañ ko investigate te liñ ci war a def nañ ko ci def bugguma PM léegi wax loo xam ne gannaaw président bi wax na man ma wax ci waaye li ma ñaan Gambien si mooy génne nañ fi coono buñ fi delloo si coono
Yaya Jammeh dem na rey nit bari woon na takka nit bari woon na dóor nit bari woon na loolu dafa war a stop te mënuma understand tam ne suñ security force nañ wax ne mënuma understand lu tax ñu war a yóbbu ci village boo xam ne day am problème live bullets boobu mënuma ko understand soo léegi yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat xalaat ko bu baax te gis ne security reform yi ñu doon wax léegi mu ngi wane ko nii ne leen seet ñi nga xam ne ñooy sol uniforme ñu seet leen bu baax vérifier leen bu baax seet ku nekk mooy kan ak mooy lan loolu dafa important yëfi laan nag ci Kombo dafa serious fi mu nekk nii te yàlla def na minister of local government foo naa ne mu ngee woo liggéey pour ñu am laan foofu because nit sa maam du dalal sa maamaati maam duñ dalal ay nit ba pare yow laan bi nga amoon nga jaay ko yëpp ba pare léegi dangaa dem dal ci kaw li sa maam li fi noonu du dëgga du yoon Serekunda Bakaw Latrikunda Dipakunda Talinding Fajikunda Latrikunda Sabiji amu ko yëpp Suukuta moo ñu dalal waaw kon nag léegi Suukuta day am right pour ñëw Serekunda fi ñu sampaagul ak di koy maax nii ñu ne nañ koo jël bi ko soog seen maam yee ñu dalaloon fi du dëgga du yoon am na ñoo déggal maa leen na dégga Kombo fii ñu ngee wax ne ñoom seen maam yee leen dalal te yow sa maam ba moo dee sa pajuróogut waaw sa maam lu mu joxe yow loo ci doon ndax sa maam amutoon right ni yow sa maam moo la ëpp right di ko su toon sa maam doo judd loolu nag dañ koo seet bu baax ndig li nga wax dëgg la suñ ci doxut def ci liñ ci war a def li xew Faraba dafa bari ci réew mi te kon dafa mel ni wécceeku bi ñu doon wax amul njëriñ pour nit ñi te wécceeku bi luñ mun a am te jàmm amul dara luñ am du ko ci la jàmm ci la lu nekk xëcc man loolu am pour wax. jërëjëf sa kàddu rafet na comme ni ma la ko waxee rek fi ñëwee ba fii waxtaan ak yow te waxuñu affaire yi Faraba bi. dafa andi lu leneen ñu ngee jaale rek. ñu si gaañu noonu di leen wax ne fu ñu jógee dana leen gënal fu ñoo dem te gars yi dolli muñ rek te xam ne àdduna moom nii la. waaye nag Gambie ba tey rek man lu ma dee wax saa yi nekk Gambie la suñu Gambie la ñun ñëpp a ko bokk kenn moomut ko amul soose amul manjaago amul joola amul pël amul tukulóor Gambie suñu réew la nañ ko bokk liggéey ko bàyyi wax bu bari bi bàyyi affaire yi tribalisme dafa am lu ma daan wax suma campagne ne leen man su ma tribalisé rek dama or Serekunda East manjaago yi ñu ëpp politique fi ma daan taxaw ma élection 17 years maa di ëpp carte Gambie te manjaago yi di smallest tribe in Gambia in Serekunda East ñu ëpp politique kon nag man yeneen xeet ñoo ma fal kon su ma toogee ba léegi di yeccee bi xeet kon dellu gannaaw fa la am waaye dama dee roy tam ci Saadaw da bam toogee Ebi Njaay ñëpp xam nañu olof la waa Banjul la daf ko yóbbu Sukuta Ecoo Jaani ñëpp xam nañu waa Banjul la Sarhule la mu yóbbu ko Kiyamouth Amankañ yi ñëpp xam nañ ne waa Jaara la muy si ko Kiyam Elbi Mbooj ñëpp xam ne waa Ñaamina la muy si ko Badibu Keseeka ñëpp xam nañ ne waa Banjul la mu yóbbu ko Njokaadu wane ne Gambie yëpp ñëpp ko bokk waaye yàllaa def ci moom la di njëkk a feeñ Saadaw da ñëpp xam nañ ne Baara Jali la juddoo waa ñaani la du waa Kombo waaye waa Birkama yi fàtte seen doom yi fàtte seen sët yi fàtte seen jarbaat yi te amoon nañ waa Birkama yu bari ñu jànga mënoon nañoo taxaw député mënoon nañoo taxaw prime ministre taxaw président waaye waa Kombo jël Saadaw la jiital ko waa ñaani waa Baara Jali kon nag man PPP laay wax PPP gisutoon xeet gisutoon diine ba pare yàlla def nag ba ñoo ut independence gannaaw jaxumpa kenn ci parti li day nekkutoon sëriñ Saadaw la was David PS Ndiaye Jéesi Fay Jéesi Fay da ko ba Fadal jaxumpa rek moo doon sëriñ Saadaw la moo nekk prime ministre fekk Tuuba ko kon léegi ñun lu ñoo wax yëfi diine ak yëfi tribe fii dellu gannaaw fa la am dama ne nag ndaw yi nag ñoo am liggéey boobu buñ namu ñun politiciens yi because of ñu ngi ut dara suñ selfish ends ñuy leen a dugal ci yëfi tribalisme ak yëfi yeneen yoo xam ne dafa delloo réew gannaaw. parce que léegi nit ñi ñu ngi sànnee sax béykat tribe la loolu lañ ngi sànnee soo ko seetee ba seet ñu ngi sànnee. loolu nag dama bëgg ñu génne ci Gambie bi loolu moo fi nekk. tribalisme jugul fenn loolu yóbbuñu réew kanam. déedéet c'est nga ñaari fitna ku am moytu ko de duy jeex fu mu doon fitna xeet fitna diine
ku ebbu nang ko moytu yàlla def na nag man jàkka bi njëkk a samp Serekunda suma kër papa sax daara bi gënoon rëy Serekunda suma kër papa bi maa dawal daara 1953 ñun ñu nekkoon ci daara ji ëppa ñu tat kana ko amee woon Muxtaar lii papi imam Baba lii moo amee woon jàkka ji amee daara ji waaye nag suma pa ki sampa jàkka jooju nekk imam ne doomam yëpp Catholic school dañoo def man doomam yëpp 15 doomam yëpp Saint Thérèse jigéen ñi ñëpp seen jusi góor ñi ñëpp seen négocié dafa tax du maa julli du maa nga julli léegi jàmma ne ñooy te yàlla ci boppam moo ko wax ci alxuraan ne juróomi yónnent ku leen topp ku leen gëmuloo Nuuha Ibrahima Moussa Isa Muhammad kon léegi lan lañu su dee yàlla ci boppam nangu na ne ojee jullikat sëriñ mun naa takka gurmet wàllu ay su gurmet xaraamoon yàlla na nangu bu ma takk kon naan ne leen ànd ak suñ sago ànd ak suñ xel ku nekk fa nga nekk fa dimanche man xarit yi gurmet rek laa bari de dimanche nañ dem cooj ñëw ñu añ aljuma ma dem suma juma ñëw ñu añ jàmmane ñor tey ku dugga suma néeg fii fekkaleen fi su ma waxu tuur waxuma xeet kanaay xam kanaay jóola kanaay pël kanaay soose kanaay olof kanaay gurmet kanaay sëriñ loolu lañ war a gis ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk réew mi ñu nekk benn bokk jubluwaay bokk kéenee bu rafet pour réew mi mun ko bu fi ñu ko bëgg yóbbu waaw jërëjëf. waaw jërëjëf Oncle sa wax rafet na trop ba léegi rek yéen a ngi tànn Tambambalu Show leen parti APS International Limited Oncle Ojo ñu ñëw nag si parti nga xamante ne fa la ñuy wax ma bàyyi la parce que yaa ngi seet sa taay bi right now nii wax ji bari lool. yaa ma ko gën a xam bu barki bi ma nga oo taskati xibaar yi pour leeral sa bopp si wàllum fertilizer bi wax ne yow yaa ko jël jaay ko am nga si loxo da nga ne da ngaa sulkeel Fatou. non waaw ma ko dama koo def. waaw ba nga ne waaw dama ko waaj dama koo def. da nga ne da ngaa sulkeel Fatou ba man noonu laa ko mën a waxee waaw so loolu naka la demee lañ bëgg a xam parce que keroog yaa ngi wax ne loolu nekkutoon sa time loolu yàgg na. non non du yow yëfu suma time bi dama ne. dañ ma tuumaal fenal ma loo xam ne du ma ko nam man bañu ma ne dama support press freedom waaye dama bugg a responsible press freedom dama bugg a press ñi ko doxal ñu am human dignity ba pare gis ne ñu ngee doxal dëgg ak yoon su du loolu réew mi dafa tas nekkul ne nag because of free press rek mun ngaa yàq nit mun ngaa fenal nit loolu kon dafa mel ni kon you are above the law te law bi nagu loolu su dee ñoom bi na nañ ne ministre Omar Diallo dafa connive ak businessman jël fertilizer jaay ko pour mu am ci xaalis loo xam ne yuguma tinuma fertilizer boo xam ne 2009 lañ ko indi Gambie ne du fertilizer bu baax time yaay jame tëj ta ko si ñu def ko ci store mu yàqu 2014 time boobu yaay jame fi ne ñu def meeting ne dañ koo sànni dañ koo sànni waaye pour sànni ko mu nekk problème amuñu ko mun a sànni amul xaalis du ko dafa expensive mu nekk toxique léegi su dee ñooñu def nañ ba GPPA 2016 la bi dañu approuvé nañu gerte dof ñu am koo xam ne ñu ne dina ko mën a yóbbu Sénégal because Sénégal am nañ wéy bi nga xam ne dañ koo revive ingredients yi nekk ñu activate ko ak Mauritanie am nañ ko ak ñu ne xaw ma Ghana loolu lu ci wajee doon bañ koo discours fekkewu ma bañ koo wax fekkewu ma bañ koo sign fekkewu ma yëgu ma xaw ma ki ñu ko jox naka la newspaper di jógee ne OJ moo sign ab businessman because daf ci am xaalis man li ma lay wax is simple isil leen ma report bi ma sign contract bi ak nga wax ma xaalis biñ maa jox fan lañ ma ko joxee kañ lañ ma ko jox ak ñaata lañ ma jox jeex na. yow affaire fertilizer boobu mosuloo sa yëg dara. musuma cee laal dara musuma cee yëg notin bañ sign après ba after ni ma ko yëgee sax dama toog fii benn guddi boori 90 guddi Educa Bes lawyer mun na ko interview ñëw fii dama man de dama suma benn client te OJ yooyu yaa ngi lay dimbali dañ ko detain léegi over 72 hours te loolu waroon naa jeex man loolu laa bañ kuy violer constitution boobu jaral ma anything te gisuma ci mbokk gisuma ci xale amari police ma ne leen nga ne yaa ngi fa téye léegi damaa taal suma moto ñëw foofu fekk xaw ma kan la soo kooku ne ma
officer bi ne ma déedéet bàyyil kan la ma ne ma tura ko tura ma laaj ma ne Edu nanga tura mu ne ma Modiba ma ne ko alright 15 minutes after mu ne ma waxal lawyer bi mu ñëw di béel ko man nekkuma fi waa ji bi ñu ko génnee police di next day mu ñëw fi fekk fi suma jabar mu ne ko nga wax su audio yi nga ne ko man maay Modou Diba kim dimbale bañ béel ko ma ne ko ma ñëw suma jabar ceele sa mu ñëw nuyoo ma ne yees naa nga def ma ne tooga xaw ma ko mu ne ma non man maay Modou Diba noonu laa ko xamee fekk sign na agreement contrat bi ñaata weer kon Modiba boobu moo signoon contrat bi. waaw ak gars yi ministre ak gars yi GPPA yi. foog loolu tamit conspiracy la because soo seetee nga dimbale ko ñu béel ko mu ñëw sa kër noonu next minute incident bi ñoo xam. déedéet waaye moom doon si dara moom doon si moom doon si dara gars yi wax ne dama sign na moom pour xaalis léegi dama ne nañ ma wax fan la ma Modou Diba joxe xaalis rek laa bëgg ak fan laa sign na moom agreement contract gannaaw ñoom ñoo ko wax xaj na dañ ko gis nañ ko indi di ko foogu ba ne suñ ko gisutoon nañ ko wax xaj na man dama sign lu ma gisut nañ ma ko indi rek man day loolu laa wax ba du compter next bi bu ngeen dugal kayit su ma looyee waaw man daal nañ ma indil contract ma sign na Modou Diba ak nañ ma indil kayit yi nga xam ne wane nañ ne bés nangam Modou Diba ñëw na jox la xaalis béréb nangam ak nangam la la jox rek man suñu defee loolu rek. léegi yow onda yow ministre bi xew bi nga koy yëgee saa yu loolu def loolu dara yow yan jéego nga si jël. dama ne war ma cee jël benn jéego because is an expired fertilizer kenn bugg ko ñu ngi ut ñoo xam ne sax mun nañ ñu koo jëlal pour dem sànni ci ko mun nañu ko sànni Gambie dafa rey nit te ña ko def they are officers of the ministry they are Gambians they were doing their job te dañ cee gis ne due process GPPA is not Ministry of Agriculture ñoo binda ne mun ngeen koo sànni because ñoo ñu am authority te ñooñu they are already presidency not on the OJ mais any asset of government ñoom ñoo ko mën a dispose of waaw su ñooñu defee loolu man maa ban autorité la am pour wax leen loolu ko def even su ma ko yëgoon. last minute ne Adama Barrow yëg na. déedéet boobu is 2016 la GPA bi na 2016 ah boobu Adama Barrow OJ dafa toog. ok 2016 la GPA bi na. waaw GPPA. ok GPPA. su la bi la. waaw time bu OJ toog. waaw comme ñu ne ne bii tuumaal bu ñu teg sa kaw la rek. c'est que tuumaal la te man xam naa du ma bugg a wax ne leen dem koot bi affaire yi jeex c'est que li ma wax rek mooy. loo bañ xaj. bu ko wax ne bu ñam weexut. waaw xam naa ne man 1981 ma nekk ministre. time boobu ministre yi doole yi am léegi amuñ ko. 81 ba 94 maa ngi nekk ministre te musuma nekk ci ministre bu ndaw sàccu ma tappale ma néeg bii dama ko samp balaa maa nekk député commencé al banque ñoo ma jox loolu ma samp ko maa ngi liggéey banque dëkk suma kër papa luye ko ADS ak jaamant kayit yëpp a ngi fii ay jaamant fay banque ba pare doo fee toxu si 17 years benn kër laa yaa jame nangu suma ministre yaay yëpp benn kër laa yaa jame nangu léegi man sàccu ma dara time boobu xaalis boobu yëpp ma doon contrôle lu mooy ñëw di sàcc ak fertilizer boo xam ne dañ ko war a sànni ah kon am na lu ma jot. mbokk yi yéen a ko dégg waaye comme ni mu ko waxee rek ba tey rek suñu ne presse freedom tamit naka la presse bi war nañoo bàyyi seen xel bu baax a baax parce que ñi nga waxal wala ñi nga liyal ñoom tam dañ am ay famille te am na ñu bari ñu leen a toppa loo leen wax rek mun nga laal si seen famille members yi te wax bu ñaaw jël ko rek teg ko ci kenn mu nekk li nga xamante ne dina naxadi ñu baree bari ñu bari dinañ si kon ba léegi rek comme que presse bi yéen ñun ñooy taskati xibaar yi rek am ñu bàyyi suñ xel bu baax a baax parce que luñ lépp luñ wax rek loolu lay askan bi di téye fi mu nekk ni askan bi fa ngi jàpp ne Oncle OJ moo jël fertilizer boobu noonu jaay ko te waaye ñu waxatuñ léegi after ba waxee ci per problème ci nañ wax léegi lii bi nooy mujjee dangaa goon suñu kër oye kenn mënu ci dara da ngay xam ne xamul leen ma moo tax kenn mënu ci dara I am ready to go to any length with it because li nga wax dëgg la dama am famille my family has gone through what no family in Gambia has gone through in 22 years dama foog na léegi suma famille dañ am jàmm waaye bañ bindee loolu ci newspaper suma doom yi nekk Angleterre ñu nekk Amérique suma rakka yi suma jërbaat suma mbokk yi fii suma xarit yi kenn amul jàmm
pour lan because of some irresponsible reporting dañ war a am human decency in everything we do man du ma mus a tuumaal nit Yaya Jammeh li ma ko bañ yëpp suma ko tuumaal bañ naa ko ba xuloo suma xarit bi ko dafa wax Yaya Jammeh dara ma ne ko amuloo benn right pour wax Yaya Jammeh dara man bi maa nekk ministre ku wax suma yaay dara man xarit bi ko duma ko di tàggu suma def li maa def kon nag bu kenn wax Yaya Jammeh la ñun ñoo Yaya Jammeh ñu am problème moo tax man du ma tuumaal nit jàpp naa rek ne lii dëgg naa ko wax su defee ma wax ko lu ma ci fekk baax na moo tax dama daan déglu télévision nit ñëpp ni naa ne ñoom duñ seet télévision man every day damaa seetaan télévision li Yaya Jammeh di wax maay ko déglu pour ma mun a tontu kenn du ma wax de man maa ko déggal suma dama bëgg pour ñii bindaat ñii wax nañ xam li ñoo wax su ñoo wax nañ wax lu baax lax lu rafet luy def jàmm réew mi mun a dem fi ñoo de waaw fii laay jaaree rek wax la ne nga wax sa laas woon nga tàggatoo parce que ñu laa xaar bari na ba léegi dina wax ne rek waaw Gambian Talent Promotion ak naka la lii nañ naka la tuddaati lii nañ apprécié nañ li ñu jël ni nga nangu saa yu la foogee sa buntu rek am nga ubbil ñu ko kontaan nañ ci loolu torop di la wax ne ñëpp dañ war a def nii parce que information is power te information bi askan bi si ñun la ñuy taataanee te si ñun lañ ko war a déggee soo yéen ñu war a joxe information bi soo leen génnul ngeen wax dafa ñaaw te nit duñ xam la na nekk di go on so baax na always ngeen dégg yéen a di wax appreciate nañ ko trop. non man li ma leen a wax sax mooy dama believe ci benn wax ju benn président Amérique waxoon mu ne président ñi Amérique ñàkk a président moo ko gënal Amérique ñàkk a free press man loolu laa believe ne tey soo gisee ñu mun a wax suñ nit ñi di mun a déggoo suñ nit ñi di mun a jokkantee nit ñi leen wax liñ bugga leen wax li ñoo def yàlla presse bi la waaye Uncle OJ soo seetee fi Gambie bi free press bi des na ba kay de because still now amuñ access to information dara dafa am sax nga dem di find out pour génne pour wax nit ci lan moo xew ak lan a nekk di dem duñ la nangoo ubbil seen bunta yi ba pare right now nii ñu ngay ŋàññee journaliste yi di leen dóor laas lii bi rek time yi lii bi mayoral election ci rek suñ caméraman beneen ne dañ ko dóor yu métti gars yi APRC yi dañ ko dóor yu métti ñu àndoon ak Rambo dóor ko dóor yu métti te amul si boobu after tamit bu gars yi UDP yi demee bundi kër Fabakary Tombong Jatta tamit same thing lañ defoon te xam nga right now ni ñu ngi bari ñu ngi dóor journaliste yi di ŋàññe journaliste yi te journaliste yi ñoom yéen lañ fi soo mu ne la génneel suma story bi suñ génnee si yow story bi nga xam ne neexu la si nga wax de waaye fi nga defee front page ku nekk naa jëndal leen newspaper yi. non li ma baala ma rek li ma bëgg a mooy ñun njiit yi ñoo war a wax ak suñ nit ñi man de am naa mun naa kat suma loxo ci kaw suñ PPP members yi nekk Europe Amérique yëpp dama leen téléphone ne bugguma di kenn saaga seen online li fi nii naka la seen gars yi di téléphone social media bi di ma saaga man leen bu kenn toog Gambia fii doo leen mos a dégg ñu ne PPP jote naa kii man nekk naa Serekunda 17 years member of parliament musuñu am one police case between my supporter and my opponent supporter because man Khalifa Sallah Pandura Seydi Jaiteh ñun ñi doon taxaw foofu yëpp waa Serekunda dañ am right bu taxaw right bi ma am right boobu la ñu am su nit ñi nag toogee nag ba design man lañ bugga dama war a kontaan waaye waruma tapaas loolu la dama war a kontaan waaye waruma tapaas kenn ba pare dama war a respect ñooñu ne dañ doon ut placement waaye nit ñi mën nañ ko jox su ma loolu doy leneen du ma doy dama bëgg a ñun njiit yi ñu doon di wax suñ nit ñi because li ma gis mu passé ci élection yi passé ay xeex ak ay dóoranteeg ali xëju fi su dee ñu ni ne démocratie dañ bëgg a doxal rule of law lañ bëgg a doxal na statut yi ñun ci parti ñu régler suñ doomi parti yi woon leen ne kenn moomul kenn réew mi ñu ñëpp ko bokk right bi nga am pour nekk sa parti moom la parti am pour nekk ci parti moom la Samba am pour nekk ci parti ñun ñëpp a em man moo tax man ay APRC yi ñëpp xam ne suy xewlee environnement maa ngi fa UDP noonu because dama feel ne ñun ñëpp yaa Gambien su dee man mun a am xarit ku mel sa ka xarit APRC diine gën a dis politique. ma ne xanaa xarit APRC sa bokk si te say ku nekk am nga rajo yaa Gambien moom laa man I don't care man I go with everybody waaye man amee PPP su parti politique dooree may faral suma parti waaye su boobu jeexee am with everybody dama bëgg a ñun Gambien si ñu gisee noonu politique ne it's high time ñu gis ne politique yëf yi mu bokk la
yëfi doomi bàjjen la kaf ree la war a nekk jàmm am waaye di dóor nit ak di saaga nit ak loolu dellu gannaaw fa la am loolu daal mun naa koo ñaan nit ñi ne léegi di new dispensation ne leen jéem ñun leaders yi apolo ak suñ ñi ñëpp ñu jéem gis ne jàmm am na ci réew mi fitna na fi jeex bokkoo bennoo buggante yërëmante loolu la réew mi xamoon time bi force publique bi man de loolu laa bëgg mu dellu si waat du ko man time boobu doo dégg ñu reen doo dégg ñu dóorante politique bi dafaa def ba jeex doo dégg benn xeex te ñooñu dañ naan sànni kat loolu lañ bugga moo tax loolu laa leen a ñaan ne ñun léegi da ngeen war di ñu invite ci seen programme yi ñuy wax ak suñu nit ñi ba pare foo ah déedéet waaye da ngeen ñu invite man de mos la ma invite ah man de mos la ma invite maa ngi nii kañ ngeen ma invite non yow moom suñ tasee yow sa danga ne wax. waaw mu ko jeex na jërë ngeen jëf thank you. jërë ngeen jëf mbokk yi lii laa leen amaloon si seen Tambambalu show si Gambian Talents for Nation ñu leen ko defal every Wednesday ak Saturday à 5 o'clock every time Saturday nag dinaa leen indi Pa Modou journaliste bi nga xamante ne moom leen dóor si Faraba case bi dinaa leen ko indi ñu def ak moom waxtaan bu yaatu jërë ngeen jëf. wax ko ne Ojene beneen yoon wax ko ne Ojene dégg na benn online li fi na mu ngi wax ne Oje